ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier Samagal TV mi ngi ànd ak yéen ñëw fii tey ci groupe scolaire Seydou Nourou Tall li ko waral nag mooy ànd taxaw Pikine Ouest mbootaay boobu nga xam ni Mouhamadou Moustapha Gueye moo ko jiite ñoo am fii tey benn panel mooy benn daje boo xam ni dañ ciy waxtaanee lépp loo xam ni noonu la ñuy fexe ba noonu la ñuy def ba ñoŋal gox bi kon nag liñ ciy def mooy ñëw laaj ñi nga xam ne jógoon nañ ci waxtaan boobu ñu wax ñu nan la ñu xalaatee mbir mi ak nan lañ ko gisee jërëjëf. ñun daal fi mu ne nii yaa may dégg jeunes yii yàlla leen yàlla jàppale liñ fi jëlee kontaan nañ ci trop dañu bëgg Pikine ci boppam jeunesse bi jël ko changer mouvement Pikine bi loolu lañ bëgg. mais tey dama doon laaj en tant que vieux. waaw tey boo doon am loo gën a naqari ci Pikine lan lay nekk. depuis bañ fi ñëwee ba léegi amuñu fi dara lu neex amuñu maire bu baax dañu bëgg maire bu baax loolu lañ bëgg incha allah. mais tey yow. waaw si jeunesse bi. maire bi bu ñëwee. waaw jeunesse bi na toppale jeunesse jàppale leen bu baax a baax changer affaire yi données yi Pikine salte na Pikine ni mu rawoon boo duggee buntu Pikine sax dafa waroon rafet xool maire Guédiawaye ñun ñoo doon te Guédiawaye Pikine moo ko jiitu lu tax Guédiawaye gën ñoo rafet loolu la ñu gën a loolu moo ñu lu gën a metti lu ñu gën a metti ci loolu ci la bokk. kii ñuy jàkkaarloo nag mooy El Hadj Fall Thiam ñu gis la nga nekk benn nit boo xam ne Pikine xam nañ la yaa ngi yëngalu ci wàllu logistique mais tey dañu gis nga ñëw teew ci beneen teewaayu tey lan moo waral sa teewaay. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay sant bu baax a baax yow Cissé Dia mi nga xam ne fa tubaarakallaa Pikine kenn ku ne xam ne la say yëngatu ak sa jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk biir Pikine yàlla dogal ñu bëggoon créer benn mouvement pour tuddee ko Pikine ci fulla yàlla dogal Moustapha Gueye ñëw seet si ñu ànd ak Serigne Dame Gueye nga xam ne moom sama lépp la kenn ku ne xam ne ñun ku ñuy xam ci ay wàllu daayira ak yooyu la ñuy xam waaye yàlla dafa dogal comme Pikine dañoo nekk di ñu nax chaque jour rek ñu jógal nag suñu bopp pour mairie bi nga xam ne moom moo ñu jege muy mairie Pikine Ouest ñu xool koo xam ne moom lañ fay samp koo xam ne tey suñ ko bëggee gis dinañ ko gis suñu bëggee wax ak moom dinañ wax ak moom Pikine développé loolu moo tax ñu dugg tamit bi ñu yàlla dogalee ñu bëgg a créer mouvement boobu tuddee ko mouvement Pikine ci fulla Moustapha Gueye ñëw seet suñu wax ñu it ne moom dafa yor benn mouvement tuddee ko Pikine ànd taxaw Pikine Ouest yàlla dogal ñu ne comme moom day xëcc loolu te ñu nit loolu lañ bëggoon jaratul ñu koy def ñaar kon nañ ko def benn yàlla dogal ñu ñëw ànd ci ginnaawam lu mën a noonu la lu mën a du noonu te ñu ànd ak moom nag ci dëgg principe ndax kenn ku ne xam ne ne Pikine doxul rawatina gox bi ñu nekk muy Pikine Ouest koñ yi salte nañ tali bi salte na booy yi da nga ciy gis ñoo xam ne duñu liggéey te ñun kenn ku ne xam nañu ci wàllu liggéey yow am na ñoo xam ne booy yoo xam ne yow yor nga leen di leen dimbali te yàlla tax ñu nit am na ñoo xam ne xëy na yàlla dogal na ñu yor ay booy di leen dimbali ci yàlla tax moo duggoy noonu kazaalika ñeneen ñi nga xam ne yor nañ ay booy di leen dimbali te yàlla tax te ñun ñëpp kenn ku si ne boo jàppee ñu dem moom mairie bi yaakaar naa lu ñu bëgg ci biir Pikine dinañ ko am loolu moo tax macha allah. jërëjëf. daan xam na ci Pikine xam ci lu bëri lan moo war sa taxawaay fii. waaw mais li waral sama taxawaay fii leen dong la ki fi nekk dafa liggéeyul te du doomu réew mi ndax réew balaa nga fa liggéey da nga fay dëkk dañoo am ku fi dëkk du doomu réew bi nekk xale bu ndaw innovation boo koy def xale nga koy jox xale moo mën a doxal kon ki fi nekk di Modou Gueye moom la ñu bëgg a jël jox ko maire bi ndax mu doxal ndax ki fi ne doyoon nañu mais doyatuñu ndax li taxoon ñu fal ko defu ko non seulement dëkku fi ndax foo dëkkul doo fa sawar mais ki fi dëkk di doomu gox bi nag bu bëggee nag ñun doomu gox bi ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Modou Gueye ñu ngi ci ginnaawam te li ñuy ñaan yàlla mu jox ko. tey bu ma la doon laaj lan moo la gën a naqari ci loolu lan moo la gën a naqari ci loolu. li ma gën a naqari ci loolu mooy jeunesse bi gis nga leen dañ leen di politiquer di woo jeunesse bi ci loo xam ne ni duñ ko def après jeunesse bi ñaari nit ñoo fiy taxawaalu ñun li ñu gën a métti loolu la gox-goxaat yi dafa roo ci dara jeunesse bi nga woo leen ba ñu jàppale la nga nekk fi nga nekk yow yaag say mbokk yaag say xarit da kay nekk mais xale yi toppatoo woo leen amuñu liggéey amuñu dara amuñu place léegi nag loolu lañ bëgg mu jeex fii xale yi dañoo war a liggéey dès maintenant ndax xale moo doxal réew. yow ñu gis la nga nekk champion boo xam ne yaa ngi Pikine mais yaa ngi yëngu ci sport yaa ngi yëngu ci lu bari tey ñu gis la nga ñëw ci panel bi lan moo waral sa taxawaay. salaamaaleykum waa panel bi lu waral sama taxawaay mooy sama frère ak sama grand frère Khalifa ñoom ñoo jóg pour xeex lañu suñu gox te ñun amuñu lu dul gox bi waaw te ku jóg rek bëgg gox bi ñun ñu bëgg la man duma laal dara lu dul Pikine man lu ñorul Pikine ñoruma te ñoom dañ ne Pikine ñor na leen ñu nekk ay jeunes nekk fi ay ñortaab bi ñoom gësam waddalu leen waaw kon duñ fi gan ñoom dañ fi foowee def fi loo lambe garaagar tombe fi dem fi mbalitu tubaab dem fi jumaa ja comprendre buuju fi càpp fi dem syndicat dem fu ne kon ñoom bu ñu bëggee ne dañoo bëgg a jël Pikine ñun amul luñ ciy xel ñaar parce que xam nañ Pikine ñoom dañ fee raam waaw ba xëy na fi doxee fi
kon pour yéen lan mooy taxawaay bi instant bi. taxawaay bi mooy ku ci ne sa bopp ngay xeexal te ñun jóg nañu pour jële fi Pape Gorgui Ndong ñun loolu moom mooy suñu. moo leen naqari ci moom. def fi dara gis ñu dara lu mu fi def ñun lamp yi nekk suñu koñ sax ñun ñoo ko taalal suñu bopp te loolu ñun dañoo naqari kon fi ñu toll nii ñun suñu décision mooy képp koo xam ne nii jóg nga pour Pikine jëm ci kanam ñu ànd ak yow mais koo xam ne nii jéemaloo dara Pikine ñu jëlee la fi teg la fële ba pare doomu Pikine kuy juddoo Pikine yaroo Pikine yeewoo Pikine màggee Pikine lañ soxla instant bi parce que pour nga yor gox il faut nga dëkk foofu xam la fay daw. merci gannaaw waaw sama taxawaay ci panel bi dëkk Pikine dëkk daagu daan affaire bi xewee Pikine daagu daan waa Pikine daagu daan jóg maanaam ñi nga xamante ni digne fils de Pikine daagu daan yaakaar nañ leen ni war nañoo mën a soppi gox bi war nañu mën defar dëkk bi daje waxtaanee waxi Pikine loolu ma fi indi ñëw bokk ci nekk am membre actif nag bokk ci ñi ko sos bokk ci ñi taxaw bëgg naa incha allahu rabbi waaw xar kanamu Pikine Ouest changé ñu teg fi ñoo xam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu sama taxawaay fii jërëjëf. est-ce que tey mën nañu xam tey Modou Gueye mii tey est-ce que doy na la ko loolu. franchement Modou Gueye acteur de développement la askan wi moo ko yàgg a ñor ba muy xale ba léegi sama rakk la ñu juddoondoo yarandoo màggandoo ci benn koñ ma yàgg ko xam lu dul rek ci taxawu askan wi taxawu askan wi mu yàgg a dox ci loolu kon donc buñ ko joxee buñ ko jiitalee nii moom la ñu yaakaar moom la ñuy samp def ko suñu maire day doon continuité rek ndax ci la yàgg a nekk ci loolu lañ ko yàgg a xam di la gërëm yow tamit Cissé Dia di la masaw di la jaale. waaw lan moo la indi fii tey ci panel bi. waaw panel bi lu ma fi andi mooy fal rek Moustapha Gueye parce que Moustapha Gueye da di koo xamante ni day wax tuuti jëf lu bëri te da ko def ci man prouver ko looloo wax sama teewaay. mais tey Pikine Ouest ngeen bëgg a changer lu tax. Pikine Ouest foog ñu changer ko parce que jeunes yi foog ñu yor ko ak doole parce que dañoo gis ni amul benn changement boobu ba tey ni jël suñu ferme décision changer ni tànn suñu leader boo xamante ne daf ñuy dimbali te nekkul dara ni xam ni bu nekkee dara changement dana am. lu la fi gën a naqari ci Pikine Ouest. lu ma gën a naqari ci Pikine Ouest kenn lijjantiwul artisan yi man artiste la sama camp laay waxal ñun artisan yi gisuñu suñu bopp ci biir Pikine Ouest loolu lu ma gën a naqari la te biir mairie dafa war a am un représentant de tous les artistes des artisans. merci grand. sant yàlla bu baax. tribunal la. Ousseynou Thioune. Ousseynou Thioune panel bi tey seen taxawaay lan moo ko waral. waaw c'est que ñu am suñu rakk suñu xarit muy Moustapha Gueye muy suñu rakk bu baax bu tekk fii di taxawal askan bi mu woon suñu wuy si ko. tey boo leen bu ñu doon wax ci gàtt rek nan ngeen gisee Pikine Ouest si y a un problème lan mooy problème bi tey. bon moi je crois que problème bi ñu am mooy ñu gën a organiser la jeunesse bon gën a promouvoir la jeunesse et aussi gën a encadrer la jeunesse waaw. kon daal tey est-ce que gëm ngeen ni loolu changement boobu vous pouvez le faire avec Moustapha Gueye. non moi je crois que Moustapha moom il a commencé le travail avant peut-être là c'est un processus qui a été enclenché depuis longtemps mu nekk si parce que c'est un agent de développement bon acteur de développement la te depuis lors bàyyiwul. bon tey peut-être le projet bi mu mettre en œuvre peut-être c'est pour avoir plus d'audience nit ñi gën kaa xam askan bi gën kaa xam mais moom je crois que le travail il l'a enclenché depuis. waaw merci. ok je vous remercie. ñu gis ni yow da nga ñëw rallié wu ci ànd taxaw Pikine ñu lu waral loolu. waaw lu ko waral lu simple la rek parce que ñun dañoo juddoo Pikine yaroo Pikine màggee Pikine yàlla def lépp lu ñu am ci Pikine lañ ko yor mosuñoo dugg ci politique nag. mosuñoo dugg ci politique mais bu ñu toogee ba gis ni suñuy gox kenn mënu ko defar lu dul ñi nga xam ni noo nekk biir Pikine ñu ne pourquoi pas duñu jóg yor suñu mouvement mais bu ñu jógee yor suñu mouvement on s'est rendu compte ku ne bu demee ci mouvement am du régler dara te ginnaaw yàlla nag comme ñun ñëpp li ñu bëgg benn la mais nañ dajaloo boole suñu doole taxaw pour jël li ñu moom loolu moo tax ñu ànd ak Moustapha. lan moo la gën a naqari ci Pikine Ouest ba ngeen ak Pikine en général. li ma gën a naqari su ma koy résumé Pikine daf ma leer ni sama papa mi si Barsax bu ñëwoon buntu Pikine du am problème pour dugg kër ga parce que dara changé wu fi dara changé wul fu dara changé wul nag fu dara nekkul nag def fa dara yomb na mais il faut nga jox ko ay nit yoo xam ni vraiment nekkuluñ fi seen bopp ñëwuñu pour dundee askan wi ñëwuñu
pour jël li askan mi moom defalee ko seen bopp dañu ñëw pour liggéey askan mi parce que ñun ku ci nekk mënoon nga toog sa wet liggéey li ngay liggéey parce que ku ci nekk am na ci looy yëngu am na fu ci luñ la xamee mais nag dëkk boo ci dëkkee defar dëkk bi la ñuy wax il faut que ñëpp àndandoo ñu defar dëkk bi te ci loolu la ñu nekk. est-ce que vous croyez que ça sera facile dina yomb. waaw ça sera pas facile parce que àdduna dara yomb ci rawatina ak loo xam ne dañ koy méngaleeg politique mais ñun lii suñu sens mooy li animé Moustapha moo animé keneen parce que affaire bi nekkul affaire nit ñun xëccewuñu dara. jiital Moustapha ak jiital keneen lañ ñemale parce que ñun gisuñu suñ bopp ñi dañoo war a nekk maire wala dañoo war a nekk dara li ñu gis mooy Pikine Ouest baax te incha allah yàlla dinañu yóbbu foofu loolu rek lañ bëgg. kon dernier mot looy lancé waa Pikinois yi. waaw li may lancé waa Pikinois mooy ordre mondial bi moo changé affaire politicien moo fi amatul xam nga li fi am éveil de conscience ku nekk xool ni sa gox yow yaa ko mën a defar ci nan ñëpp mënuñoo defar mais ñu xool ñoo xam ni seen loxo dafa set seen jaar-jaar baax amuñu benn problème ñu dénk leen suñuy gox ba pare di teg leen bëgg nag di leen xool te loolu yomb na yàlla te loolu ànd taxaw Pikine Sénégal. Khalifa Niang merci. li ma fi indi woon tey mooy ñu ñëw soutenir sunu frère sunu xarit Moustapha ci journée bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def lancé sunu lancement mouvement ànd taxaw Pikine Ouest. mais tey lan mooy sa gis-gis ci ba ngeen ñëwee taxaw lan nga gis tey. waaw sama gis-gis tey bari na donc lu ci ëpp solo mooy pour une première fois ma gis doomu Pikine yëpp àndandoo daje ci benn bërëb loolu déjà symbole de fierté la pour man. parce que tey tase naa fi ak ñu bari ñoo xamante ni ñoo defandoo sunu enfance ñoo defandoo sunu école donc ñun ñooñu ñëpp bu ñu àndee bokk même objectif defe naa yàlla dinañu defal ndam ci li ñu bëgg voilà. mais tey yow bu doon tey Pikine Ouest tu trouves que ni yaa am na benn faille bu fi am wala ay problème yi fi am lan ngay souligner. bon ci gestion collectivité locale bi Pikine Ouest ñun fii la ñu dëkk fii la ñu juddoo fii la ñu màggee donc faay yi fi nekk bari na. problème insécurité ñu ngi ko doon jooy ba léegi gis nga problème social parce que les Sénégalais ne sont pas conscients d'être victimes d'une injustice sociale donc gis nañ ni nit ñi dañu yemalewul beneen bi mooy mairie bi vraiment fi ñu ko doon xaaree dëgg ba léegi tegagu fa tànkam da ngay soxla kayit bu ndaw sax dem ci mairie bi pour nga jot ko c'est tout à fait un problème donc wax dëgg yàlla daal ñun bu ñu sañoon ku dëkk ci gox bi bokk ci gox bi di yeewoo fii di dundoog ñun jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu am ci dëkk bi ñu ànd ak moom liggéey suñu gox parce que loolu rek moo ñu si mën a jàppale. est-ce que vous avez déjà les stratégies teg ngeen ko ba pare wala da ngeen dem rek nii pour faj mer. waaw bu fekkente ni ce qui concerne les stratégies am nañ ko déjà ñun ñu ngi dugg ci population bi ñu ngi wax ak ñoom ñu ngi def ay porte à porte ñu ngi sensibiliser sénégalais yi wax naa la ko léegi sama biir wax nee naa la tey couche yëpp daje nañu fii c'est parce que dafa am benn travail de terrain boo nga xamante ni def nañ ko au niveau du mouvement. donc je pense bien que ci côté stratégie def nañ ko beneen bi si des mooy teg nañ ay arguments yu ñu mën a permettre ñu wane ni vraiment bis bu ñu yàlla dimbalee ñu jot mairie bi dinañu def l'essentiel bi ñu ñi di xaaree. merci Saba. merci c'est gentil. taxawal mooy grand Boura Dème un doyen de Pikine koo xam ne peut-être mën nañ ni du mag trop waaye li mu xam ci Pikine bari na kon c'est un honneur ñu ñëw taxaw di ko laaj tey nan la gisee panel. bon vraiment maa ngi nuyu ñëpp panel bi moom vraiment ñu ko organiser uniquement pour sensibiliser jeunes yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Pikine Ouest pour xool vraiment ak suñu commune ni muy doxee looloo gën a tax ñu organiser panel bi pour sensibiliser ni wax ak ñoom xamal leen vraiment ne leen suñu commune Pikine Ouest doxul mooy waa ji fi nekk def na fi 5 ans si biir 5 ans yi chaque année ñu jox ko budget mais budget bi ñu koy jox xamuñ fi budget bi dugg mairie bi doxul boo duggee salle de délibération bi nekk si mairie bi amul sax table ay chaise lañ fa dajale teg ko fa tout comme doxul nag te ñun suñu gox lañ nekk dëkk Pikine juddoo Pikine yaroo Pikine raison pour laquelle ñu bëgg a récupérer nag fi ñu toll nii job ba xool nu ñuy récupérer suñu commune nëbbatuñ laqatuñ nag parce que suñu moomee la ñoo ko moom juddoo Pikine aussi yaroo fi màggee fi am fi wàll war ko mën a récupérer jël suñu commune moo tax ñu Khalifa Niang mi di ànd ak Moustapha Gueye ñu def coalition ànd formé tax comment dire ànd taxaw Pikine Ouest mouvement ànd taxaw Pikine Ouest muy entre Khalifa Niang ak Modou Gueye ak Moustapha. mais est-ce que teg ngeen stratégie ba pare xam ngeen fi ngeen war a jaar ba pare wala da ngeen bëgg a jug rek nangu ko ci loxo pour liggéey. non ni ñuy jugee stratégie bi ñu teg mooy tout simplement sensibiliser nit ñi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen loo xam ne peut-être xamuñu koon au niveau du département de Pikine
comme ni ma ko waxee sànq dama leen expliqué sànq ne leen fii y a 7 maires de la ville yoo xam ne ñoo fi njëkk a jaar le premier maire de la ville Birame Ndiaye Ndiappali, deuxième maire El Hadj Kabirou Mbodj, troisième maire Alioune Samb, quatrième maire Demba Seck, cinquième maire Pape Sagna Mbaye, sixième maire Sawaay Daouña Ndiaye, septième maire Ablaye Timbo. Pikine Ouest ki fa njëkk a nekk mooy Ndeye Amy Sow il est moo njëkk a nekk premier maire Pikine Ouest parce que Jo Mbaye moo gagné woon mairie boobu gedd ko parce que ville la bëggoon ñu teg ko di mu joxoon Ndeye Amy Sow Ndeye Amy Sow géré ko bi fa jógee Pape Gora Thiam ñëw bëni Pape Malick Anne di ñëwee bëni Pape Ndao di ñëwee mais Pape Malick Anne li mu fi bàyyi Pape Gora Thiam bàyyi ko fi bàyyi ko Pape Ndao bi mu ñëwee yeggaliwu si dara defu si dara lépp la yàq saccagé ko donc nag moo tax jeunes yi nag takku liggéey taxaw parce que fi lañ juddoo fi lañ yaroo moomu suñu commune ku def tout pour nangu suñu commune gérer suñu commune jox ko jeunes yi koo xam ne ñoo ko war a yor waaw nëbbatuñ laqatuñ nag. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax a baax di siyaare gox bi ab dëkk nag boo ciy dugg da ngay siyaare waa dëkk ba nuyu leen maa ngi nuyu waa Pikine gépp di nuyu tamit waa Pikine Ouest gépp di kontaan ci taxawaay bu rafet bii nga xam ni moom la xale yi takku taxawu ko ngir taxawu Pikine taxawu googu nag moo nu waral nun mag ñi nga xam ni yàlla dañoo dimbali ñu yàgg fi nekk fi xëy na ba am fi dara loo xam ne mënees na koo mën a wax ni lii kat diwa ko fi def wala diwa ko fi def muy entreprise lañ yor muy couture di ñaw di former ay gone di def lu nekk suñu gisee ku mel ni sëñ Moustapha mu ñëw fii taxawal lu mel nii ngir taxawal gox bi ngir taxawal xale yi ngir jàppale xale yi te ñun dañuy dund ci loolu di dund ci diine jeeg daayira yi looloo waral sunu dikk ci bis bi ànd ak moom jàppale ko ci. bi mu dikkee taxaw wax na ko it danoo xool qualité yi ne ci moom xam ne qualité yi nit la ndax nit bu amut jom amut fulla amut fayda xamut fu muy teg tànkam dafay ëpp antal mais dama koo xool nag gis fulla ci moom gis fayda ci moom gis jom ci moom. gis caractère goo xam ne mooy caractère yu yërmande gu nekk ci moom ndax caractère dafa am ñaari caractère yu yërmande ak caractère beneen boo xam ne kenn du la ñeme mais caractère yu yërmande la am mooy ku mu xool ku ne day bëgg nga mel benn melokaan boo xam ne wala nga am loo xam ni moom ci boppam moom amu ko wala ngay tekki ëllëg loolu waral bi mu toogee mu ni nag dafa de ñu ne kon nag léegi da ngay taxaw nga jéem a laaj mairie bi ngir mën a soqali dëkk bi ngir mën a soqali xale yi ànd ak ñoom ndax xale yi kenn liggéeyut kenn taxaw 200 et quelques personnes boo leen génne woon fii tey liggéeynu te ku wër ku ne ñu naan dañuy wutal réew mi liggéey dañuy defal xale yi lii de dara amul ci lool. léegi nag comme ne na pesum kanam borom a koy fajal boppam te ñun ay mag lanu te gunge la na man sëñ Bay Jaxate dañuy am kilifaay li am solo boo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéeru wut yomb ba wax moom nag am nay kilifa am nañu ànd ak moom am nañu ko toppatoo te gunge nag àgg da caa baax te dañ koy gunge te jànge na fa mu war a jànge xam na li mu war a xam ñun tamit ñu ànd ak moom ci sunu expérience ak sunu xel ak sunu xalaat mën a ànd ak moom pour gunge ko ci loolu looloo tax ñu ànd ak moom ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm bu baax ci barke yonent bi. jërëjëf. alhamdulilah Maman Khady Mbodj. Maman Khady Mbodj. tey lan mooy sa taxawaay ci panel bi ak Pikine Ouest. waa tey sama taxawaay mooy ñu nekk ay femmes nekk ànd taxaw Pikine Ouest dëkk ak suñu président Moustapha Guèye muy liggéey bu am solo suñu commune ñu ne nag sama maam da daan wax xale bu nekkee ci gox di fa liggéey bu am solo. ah laaj na jour ñëw waa gox ba bëggal ko dara kon tey suñu ànd ak moom yéene googu lañ am ngir bëggal ko dara muy suñu mairie Pikine Ouest bi ñu am ci lu ñu naqari ah di xalaat ni moom bis bu fi tegoo suñu naqar yëpp danañu dëddu. tey naqar bi ngeen fi am bu ma doon ci doon souligner benn wala ñaar. waaw naqar bi ñu fi am bëri na suñu soxlaa ki fi ne daf ñu daan yeb ci oto ñuy dem fu nekk. ñu ñuy jox ay 2000 di ñu jox ay t-shirt ñu xool ni loolu du suñu rendement Moustapha ñëw jàngal ñu formation maintenance informatique yóbbuñ ci séminaire yi ñu nekk ci crédit revolving yi jigéen ñi di gis seen bopp mu ñuy sampal ay réseau de femmes ñuy natt di boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ba lebatuñu benn banque kon tey dañ naan jaaraama Moustapha Guèye lëndëm yooyu yëpp mu génn ñu ci moo tax ñu ne tey takku nañ nag taxaw pour jàppale suñu doom ji muy Moustapha. mais yéen jigéen ñi tey seen taxawaay yéen boo leen doon indi seen apport ci mairie bi lan lay nekk. waaw ñun suñu apport ci maire bi mooy suñu gox rek na ñëpp gis seen bopp te mu baax ndax moom bu fi nekkee liggéey li mu war a liggéey suñu doom yi nekk ci gox bi dootuñu souffrir dootu leen fayal ñuy jàng ba pare toog te duñu am ci lu ñu jàpp jafe-jafe yooyu yëpp yaakaar nañ ni buñ ko fi tegee moom dina ko fi jële ndax mi ngi jàppale jeunes yi bu baax a baax ci koñ bi. ban message ngay lancé sa mbokku jigéen ñi ak sa doom yi nga xam ne ñu lay déglu ci li ngeen di def. waaw sama mbokku jigéen ñi maa ngi leen lancé ni
kenn nelawatul sama maam da daan wax ña daan dajant ñoo ni këpp ca kaw ña doon nelaw ñëpp yeewoondoo ni loo leen bëgg ñu ni ko defar suñu gox kon ci lancé boobu la ñu ñaan yàlla suñu mbokk jigéen ñëpp di leen woo ci loolu ni bu leen kenn naxati comme li sama nijaay daam wax sànq bu kenn ñëwati si mbootaay di ñu may ay 100000 ak 200000 di ñu utiliser suñu paree bàyyi ñu ñun ki ñuy jàngal xam-xam ndax nee nañ may la jën jàngal la napp moo ko gën kon Moustapha mi ñuy jàngal nu ñu nappe ndax mi ñuy yóbbu ci formation yi ñu ngi jàng di def ñii di def ay cuub ñii di def ay teinture ñii di def ay céréales lu nekk macha allah jigéen ñi léegi ñoo ngi koy def te bu njëkk amuñu woon loolu dañuy toog di natt rek di tirer ku jël rek lekk bu ñu paree mu tas ku ne dem sa yoon mais grâce à moom moo tax tey loolu yëpp jóge na fi ñu ko koy santé lu baree bari di ko ñaanal yàlla fii mu bëgg a jëm yàlla na yàlla suñu borom yeggale ka fa te ñun jigéenu femme ànd taxaw Pikine Ouest yëpp taxaw nañu pour jàppale ko samp nañ ko muy suñu mbër te ci kàttanu yàlla ñaan nañ yàlla may ñu loolu. TV ñi ngi taxaw ak leaderu ànd taxaw Pikine Ouest ñu koy wax Mouhamadou Moustapha Gueye boo xam ne peut-être tey ñu bëri ràññee nañ ko ci Pikine ci taxawaayam ci ak ci mu nekk nit boo xam ni yàgg naa yëngu ci social Mouhamadou Moustapha Gueye ziar nañ mais yàlla nangu ziar mon frère Cissé sama xarit sama doomu nday sama lépp maa ngi lay ziar di kontaan ci yow bu baax di la jaalewaat bu baax góor gi yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana mais kontaan nañ ci sa taxawaay. panel bi lan moo ko waral. waaw panel bi li ko waral moom mooy li lëndëmoon lañ doon leeral parce que am na si loo xamante ne nii te mu jëm si côté ay budget ay décentralisation nan la ñuy gérer ay mairie ak yooyu leerul woon si doomu aadama yi et que loolu lañ bëggoon leeral Cissé te alhamdulilah amoon nañ fi ay panélistes de renommée internationale leeral nañu lépp ñëpp a kontaan beneen bi si topp moom mooy que ne dañoo def la synergie des actions mooy am na ñoo xam ne ñoo ngi doon liggéey si mouvement bi mais xamante wuñu woon ak ñeneen ñi ñooñu aussi dañoo doon def le tout ba ñu xamante tey ñu bëri xamante nañ fi te vraiment xamuñu woon ni sax ni vraiment ñoo bokk même liggéey bi moo tax alhamdulilah par rapport ak objectif yi ñu amoon vraiment macha allah beneen bi si topp 100 leaders la ñu ciblé woon mais dépassé nañ vraiment les 200 personnes ñi fi ñëw alhamdulilah ëpp na nombre bi ñu doon xaar te vraiment kaddu yi fi jóg ay kaddu gor la ay kaddu yu dëggu la pour vraiment dem di récupérer mairie bi teg ko ci yoon jaamu ci yàlla mu leeraat ci bopp ñëpp. mais Mouhamadou tey bu ma lay laaj yow Pikine Ouest s'il y a un problème. boo fooy situé problème bi. waaw problème yi moom Pikine Ouest bëri na trop bi si njëkk mooy problème mu approche participative mooy que nit ñi gisatuñu seen bopp ci mairie bi loolu mooy li am parce que bu affaire yi doxoon kon ñun ñii du ñu démarqué wu pour wax ni mbir mi doxul dafa des boobu mooy problème bi njëkk beneen problème bi si topp boo xoolee c'est par rapport à l'assainissement am na problème Pikine Ouest. am na problème mu insécurité Pikine Ouest am na mën naa su ma nekkee fii di cité dafay bëri trop mais vraiment problème yi nekk Pikine Ouest Cissé bëri na trop moo tax ñun ñu jóg vraiment engagé wu pour xool nan la ñuy mën a joxanteel loxo ak vraiment kilifa yëpp pour saafara problème yooyu. tey bu ma la doon laaj beneen question lan mooy solution bi pour yow. parce que jug nga ne da ngay dem. est-ce que vous avez déjà les solutions. wala da ngeen bëgg rek jug xeex parce que. ak da ngeen a mer. waaw ñun mel nañu noonu ñu nekk ñu ñuy mer parce que ça fait presque 17 ans ñu ngi yëngu ci développement communautaire def fi lu ndaw nag xeeb nañ ko trop mais 17 ans du benn weer du benn fan du ñaari fan du benn at du ñaari at jot nañu liggéey suñu kéemtalaay kattan pour dimbali jeunes yi pour dimbali femmes yi kon du mer mbir mi moo jaarul yoon moo tax ñu engagé wu pour mbir mi jaar yoon loolu la liñ fi gis doyuñu te aussi tamit dañu bëgg vraiment ni nga xamante ne nii mooy les ressources humaines de la commune mais ñu valoriser ko mais Pikine Ouest am na ay doomam yoo xamante ni dañu xarañ ci domaine yëpp mais malheureusement gis ñu seen bopp ci mairie bi léegi loolu nag lañ bëgg jël vraiment boole ko mu nekk benn say pour que en fait ñu mën a xool nan la ñuy vraiment ñëwee ci mairie bi pour développer la commune de Pikine Ouest. ñu ne woon doon wax élection yi dafa war a am décembre. xamuñu ba xam dañ koy reporter ou pas. est-ce que jël ngeen ci ay précautions. waaw bu ñu ko reporté ba 2100 ñun ñoo ngi ci biir ñun pare nañ. gis nga pare rek. ñun moom pare nañ ñun du ñu bàyyi. duñu fii ba 2200 xaw ma. sa waay ñun ñoo ngi ci biir du ñu bàyyi. entre temps si report am na. waaw est-ce que am ngeen beneen stratégie pour doxal seen réew. parce que c'est pas que da ngay nekk maire rek. pour mën a liggéey. bu dee dafa am report est-ce que am ngeen yeneen taxawaay. yeneen action yi ñuy def comme action yi ñu naan def xam nga ñun nekk ñu parti politique mouvement citoyen la. mouvement citoyen ay action citoyen lay def
dafay organiser ay consultation organiser ay jeunes en herbe organiser ay dons et cetera pour dimbali nit ñi organiser ay formation insertion jeunes yi si loolu la ñuy continuer incha allah pour jàppale jàmm ñi te yàlla rek a tax kon donc ñun duñu taxaw ñun lii ñu def dañuy continuer li ñu doon def tey mais si c'est suñu première génn la de nekkul activité bu mag de activité bu yem la première génn la rek panel pour waxtaan ak nit ñi sur la décentralisation sur la gestion des collectivités mais am na yeneen action yoo xam ne ñoo ngi ci kanam te moo ngi ñëw incha allah dafa yem. d'accord léegi kon dernière question tey gis nañ ni am na ay ñoom Khalifa Niang ak yeneen mouvement yu ñëw rallié wu ci ànd defar Pikine Ouest est-ce que entente bi am na est-ce que y a aucun problème est-ce que déggoo ngeen ci lépp. amul benn problème parce que en fait lii. suñu benn góor gu baax ku tudd Mamadou Faye suñu papa suñu xarit moom moo ko initié woon en 2014 moom moo ñu jox feu vert moo tax ñuy def lii yëpp te vraiment bañ ko dalee taxawal ñaan yi mu ngi ñuy topp parce que ñoom Khalifa ak ñeneen ñi ñoom ñëpp amuñu si benn dysfonctionnement amul benn problème ñoom ñëpp engagé wu nañ pour ñëw pour vraiment bokk ci mouvement bi ñu xàccandoo dóorandoo gis nga fi ay Alioune Aïdara gis nga fi ay kilifa rek ñoo fi teew te ñoom ñëpp ay Aïda Badji et cetera ñoom ñëpp engagé wu nañ pour que vraiment lii ñu jëm ñu mën ko réussir ak jàmm ak salaam kon donc problème moom amul suñu diggante sincèrement. fan mooy siège Pikine Ouest ku leen bëgg a seet fu mu leen di fekk ban numéro lay woon. ku ñu bëgg a seet si daal mën nga ñu fekk fii si école 4 bi ñoo ngi foofu mooy espace communautaire bi et Moussa Ka te ku ñu bëgg a jot mën nga woote si 77 408 94 01 wala mu jaar si yow directement sax wala mu jaar si Alaaji Fall wala Ibrahima Niane wala Cheikh Thioune wala Louis Stros mais taxaw waaw jaajëf kontaan nañ ñoo gën a bëgg ñoo tey dañu kontaan Cissé tey barki Serigne Saliou kontaan nañ parce que Pikine am na ñuy gore ba léegi ñiy gore ñu ngi gore ba léegi te lii du yomb duñ ci reculer duñ ci bàyyi bu soobee yàlla. ñu ngi remercier membre yëpp ñëpp ci jàpp amul kenn ku nekk suñu ginnaaw jox ñu xaalis ñoo corriger suñu bopp reyante suñu bopp ba affaire bi egsi ba fii loolu moom na leer si bopp ñëpp quoi. kon waa Pikine Ouest nañ pare benn émission waxtaan ak yow. ñu dem boo xam ne ça dure 26 minutes mu gën a leer incha allah. incha allah mon frère jaajëf mon frère.